population bi di nuyu surtout les malades dialysés di leen ñaanal yàlla yokku leen tan may leen gudd fan ak wér gi yaram parce que li ñu nekk nii lu metti la j'espère que par ma voix war naa mën a wax ndax je suis la présidente benn mouvement bu rëy sax te xam na ko dégg sama baat di nga xam comprendre nga donc fan yi yëpp ñu ngi wax ci problème mu kit yi donc kit yi man nu ma ko gisee ak nu ma ko jàngatee malade bi métti na mais manque d'organisation moo nekk ci biir malade yi amuñu benn organisation association yi bëri nañ et puis association bu jóg tëb ak langam bu ko defee buñ la joxee xaalis yi association dañuy dem di tabax ñun soxla wuñu ay tabax association yeneen yi dañ leen jox xaalis ñu dugg seen biir kër yi di ko séddale seeni mbokk yi malade les vrais malades duñ ko jot donc sooxe bi ci ñun biir malade yi sax ñoo gën a sooxeel suñ bopp parce que dëgg dafa neexul te man ku ma xam-xam ne dëgg laay wax ndax dama ci dem j'ai battu bec et ongle fii benn moment ñu amoon ay aide yu rëy par le gouvernement su ma ko waxee par Marième Faye Sall la parce que Marième Faye Sall bu gouvernement bi nekkul woon moom du nekk xaalis bi mu ñuy jox xaalisu gouvernement bi du xaalisu boppam et c'est un xaalis boo xam ne xaalis contribuable parce que suñu ay indemnité lañ wala ay dons yu jógee à l'extérieur ñu war ko jox waa Sénégal mu junni ko jox moom moomu ko donc bu ñu ko wàccelee ñun ayons sérieusement ñu def ndimbal ci biir région yi yëpp parce que Dakar rek moomul ndimbal boobu Dakar am na centre yu bari yoo xamante ne bi ndimbal bi yegsee jotuñu ci mais tamit bu ndimbal bi yegsee dañu war a xalaat ñi nekk ci région yi xalaatuñu ñu nekk région yi su lu ndimbal bu ñëw rek dañ koy akimoo waa Dakar te man je suis contre vraiment je suis contre de ça région yaa ngi fi ñu ngi sonn ñooñu gën a sonn parce que région yi nga xam ne les plus chauds ñoom ñooy gën a naan ñooy gën a am problème mu OAP parce que dañuy naan ñoo gën a am problème de mort suñu naanee ba mandi dañuy seen kër yi day am ndox bu bari duñ ko mën a évacuer donc loolu plus que nga nekk ci milieu bu tàng région bu tàng ci ngay gën a sonne am manquement de moyens métti na foofu j'ai parcouru dans la région de Ziguinchor j'ai failli pleurer parce que les malades là soo leen gisee da nga leen di yërëm alhamdulilah macha allah ñun moom ñu ngi sant yàlla ba pare boo demee Kaolack chaleur bi dafa métti te nu ngay gën a nekk di malade jële ci ngay gën a soxlaawee ndox sa organisme dafay mel dañ la yebal ci ndox te ndox baaxul ci ñoom donc loolu yëpp dañ ko war a sóoraale association yi fi nekk ci Sénégal yëpp association surtout les associations yi nekk ci Dakar di tàll rajo di nekk ci télévision yi di wax il faut parler l'essentiel c'est que bu ñu leen dimbalee da ngeen di gëstu région yi parce que ñun rek fii Dakar rek nekkul ñoom ñooy dialysé non il y a Ziguinchor il y a Kaolack Tamba dans le jusqu'à Kédougou parce que fii moom dafa wasaaroo comme gerte caaf li may faral di wax. waaw dégg naa malade yi am na benn reportage bu ma doon suivre ñuy wax ni ñoom ñooy yóbbu sax seen sérum dañ leen di laaj hôpital pour ñu mën a yóbbu seen sérum. Ben oui mais danañ yóbbu seen sérum parce que dafa tolloog ni fi mu nekk nii gouvernement bi ñoom ci seen jëmmi bopp dañoo jaxasoo man problème mu kit yi ñuy nekk di wax nii man dama contre gouvernement bi dama ci contre parce que dafa am ñoo xamante ne nii ay kii lañ nu mu tuddee ay privé lañ. ay société privée lañ ñoom ñooy fournir gouvernement bi yow su fekkee ne yow yaa ngi dem yow en tant que kii nu mu tudd ci privé jël sa matukaay jël sa xaalis investir def say partenaire dem uti ay kit ñëw gouvernement bi ne la jox ma kit yi jaay ma kit yi mu jaay la kit yi doo génnee xaalis liquide di jël ay valeur de 5 milliards ak quelque boo ko jëlee ba pare doo ko mën a delloo waa ji nga xamante ne mooy privé bi mais bu yàggee privé bi day daanu et puis privé bi jàppal ne ay doomu Sénégal lañ am ay doomi Sénégal lañ recruter te dañ leen di fay te doomi Sénégal yooyu bés bu ñu leen fayulee loolu mooy waral nit ñi di daw ci géej gi di mbëkk mi di am soyons raisonnable parce que dëkk bi li fi nekk buñ ko waxee rek nit ñi danañ daanu
certes gouvernement bi li muy dem des fois di def des ay kii folie yoo xamante ne ni avec le terre là terre bii bala ngaa def affaire terre ngir yàlla di nga ci investir des milliards mais investir ko say malade investir ko dans le kii dans ci population bi quand même population bi dañu manqué dañu feebar population bi amuñu moyen pour dimbale seen bopp sax mais créer des structures yoo xamante parce que déjà nit ñi nga xamante ñoo am problème kit yi ay société lañ société bi jël xaalisam investi ko di dem Chine Europe di jënd ay kit ñëw di la ko jox yow gouvernement bi nga tëdd ci xaalis di ko dawloo bala moo jot xaalisam kenn xamul vaut mieux moom tamit mu téye loxoom te bu téyee loxoom tamit dafay perte bi muy perte am na ay emplois yoo xamante ne ñu ngi ci biir société moom ci boppam xale yooyu duñ leen fay parce que gouvernement bi fayu leen mais ñun tamit ñun nga xam ne nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy malades yi les malades dialysés dootuñ mën a te am accès ci kit bi looloo tax kit bi manqué wul pour parce que dafa am rupture ci Europe déedéet kit bi mu ngi Sénégal mais ki lay fournir soo ko fayulee à temps dootul mën a tee demati Europe di jënd soyez raisonnable. parce que loolu mooy problème bi. waaw Sénégal rek la ñuy dégg ni kit yi dafa manqué. sous région yi doo ko dégg parce que fayuñu privé yi nañ fay privé yi ñi ngi leen di fournir seen fournisseurs yi nañ fay fournisseurs yi dañu am ay employés yooyu dañuy dund ak seen njaboot bu ko defee employé buñ dundee Sénégal jëm kanam mais munoo yow nga ñëw fournisseurs yi fay la kii la mu tudd fournisseurs yi jox la gouvernement bi yow ne la temps bii nag ma fay temps boo fayee ko fournisseur bi fu muy jëlee waate xaalis pour dem dootu ko mën su dee yow état nga bu fekkee yow état nga kon bu fekkee ne yow état nga te gis nga ne yow fournisseurs yi nga doon dimbale pour ñu lay fournir mais nga demal sa bopp fournisseurs yi dem feneen yeneen région di leen fournir man loolu laa gis. d'accord ñu ngi doon wax ci gratuité faj bi. yéen loo leen ko gisee yéen ñi nga xam ne yéen ay dund feebar. non man gratuité faj bi man dama ko blâmer yàgg na dama ko blâmer parce que nit ñi dafa tax ñu bëri amatuñu sentiment pour dimbaleel malade dialysés yi parce que lu tax ma wax la loolu da ngay jël sa malade ne ko demal nga rang bi liste la des centaines de personnes yoo nekk ci liste bi te centaines de personnes yooyu buñ tant que kenn ki génnul àdduna wala yàlla def mu wér yow doo dugg ci biir am accès ci hôpital hôpital public yi te malade mënul toog di xaar parce que malade bi dafa war a dem instant bu mu amee feebar bi dafa war a dem seeti privé yi li may wax rek privé yi il faut ñu dooleel leen parce que état mënul lépp te privé yi jël nañ seen xaalis def seen doole léegi su ko defee ci privé yi ngay dem privé yi tamit ñoom dañ lay fayeeku parce que dañu amee ay doomu aadama yi di leen liggéeyloo ci xaalis boobu la ñuy fayeeku doomu aadama yi comprendre nga parce que boo demee ci privé yi da nga fekk ay médecins yi fa nekk ñoom ñoo leen di fay ay doomu aadama lay donc privé yi fa la ñuy dem ñu fayeeku leen ay 75 000 ñii ay 65 000 léegi wàññeeku na donc gratuité bi amul niñ ko déggee c'est sous-entendu parce que ñoom public yi mënuñu jël malade yëpp parce que malade yi dafa bëri chaque jour di nga mën a enregistrer presque 1000 cas ci Sénégal 1000 cas ci Sénégal mën nga ko enregistrer chaque jour 1000 cas yooyu boo ko enregistré ba pare nga fekk am na ñeneen ñoo xamante ñu ngi commencé nekk ci rang gi dañuy obligé dem fële dañuy obligé demaat ci privé yi privé rang foofu te privé yi am na ñoo xamante ne da nga leen di jox argent cash liquide nga leen di fay doo la dialyser am na ci ñoo xamante dañuy jël imputation mais ki nga xamante ne mooy jël imputation kooko gën a day topp ci ginnaaw état bi bala ñu koo fay dafay daw ba sonn te loolu dafay blâmer société bi léegi ban risque moo nekk ci seen feebar boo leen demee ba ngeen def semaine mënu leen am 3 séances de dialyse. risque bu rëy ci risque boo xamante ne ni vraiment risque boo xamante ne ni kenn mënu la ko wax parce que loo xamante ne ni yow sa rein machine dialysée bi moo nekk sa 2e rein su fekkee ne mënul évacuer ndox mi ngay naan mënul évacuer déchet toxique bi ci sa biir yaram bi
dafay accumuler te su ko accumuler quelque temps mën na yàq say organe ci biir tumeur silencieux la daal ci sa biir yaram bi di yàq ndànk-ndànk wala mu dugg ci sa biir poumon yi ndox mi accumuler ko doo mën a dem choix ak quelque chose comme ça su ko defee day dugg ci poumon yi su ndox moom génnul su yàggee 1 semaine 2 semaines bu la yàlla suturaalul parce que bakkan moom yàlla moo ko yor comme li may wax rek bu la yàlla suturaalul tu as 1000 chances nga génn ci àdduna xam nga et puis damay ñaan yàlla malade dialysés yi ñu gëm yàlla nañ ci gëm yàlla ànd cee yàlla bu la tegee natt jàppal ne natt boobu da nga koy muñ ak résignation jarul nekk di jooy ci kaw nit ñi di yuuxu di tël di daanu déedéet da ngay am sang-froid xam ne lii sibiru la du maladie boo xam dañ ko war a diaboliser li ma gën a bañ ci àdduna mooy malade dialysé dañ ko diaboliser te tel n'est pas le cas malade dialysé comme malade yëpp la mais le cancer moo gën a garaaw cancérologie moo gën a garaaw malade dialysé comprendre nga malade dialysé bi il suffit mu am esprit de tranquille jël régime am normalement moo gën malade ñi nga xam ne feebaruñu sax ñoo leen gën a tane parce que déjà yow soo demee dinañ la saytu dinañ la defal bilan général bilan boobu mooy problème bi amul kenn ko am moyen pour def bilan analyse chaque mois da nga war def analyse yooyu ñoom gouvernement bi duñ ci mas a wax te loolu moo cas majeur bi fi mu nekk nii soo defee sa analyse def sa bilan ñu wax la ne yow fii nga yem bu boobaa di nga contrôler sa bopp et puis ñi nga xamante ne feebaruñ sax yow yaa leen gën a propre parce que yow dañ lay laver sa sang ba mu set benn citoyen bul infecté bu ñëwee bu la bëgg laa ànd ak yow sax wala ci teggin nga xam ne yow war ngeen mën a sëy sax moom bu setul yow da lay wàll parce que yow sa yaram dafa set carrément tu es vulnérable benn microbe warul dugg sa yaram parce que da nga set te set boobu moom moo nekk sa yaram moom lañ lay nettoyer chaque jour moo waral analyse yi ñu la koy def loo ci analyse yooyu sooxee bu métti la et puis en plus bu weesoo ci affaire analyse yi affaire poche de sang yi soyez raisonnable soo ko waxee àdduna bi bëgg a tàkk dañuy jaay poche de sang yi yow mënuma concevoir yow sa citoyen bu jóg fële ak volonté ñëw ne la may naa la sama deret mais ne serait-ce que substance yi nga xamante ne moom lañ ciy dugal pour nettoyer ko pour mën ko jox beneen nit ki surtout gouvernement bi war na mën a téye loolu li muy bazarde ci ay xaalis ci campagne électorale di ko bazarde ci ay du kenn xamul ñàkk fayda war na ko dugal ci bloc laboratoire yi jox la injecté leen ne leen seen substance yi ngeen di nettoyer poche de sang yi pour mën ko dugal malade yi war na mën a nekk mais defuñ ko 8000 francs lañ la koy jaayee te boo waxee ay di mburum sarax effectivement d'une part man dama leen daan suivre ñoom dañoo amul ndimbal bloc laboratoire yi ci liñ ma wax parce que ci loolu substance li ñuy prix boobu ñuy jaay ci la ñu mën a fayee personnel bi ak loolu mais man c'est faux mais personnel bi je croyais que personnel administration publique la mais loolu lañ lay gëmloo mais ki nga xamante ne yow sa famille dafa waaxu ba ñëw ne la may naa la deret ba pare ñu jël deret bi ba pare jëw di la ko jaayaat est-ce que ça c'est raisonnable c'est fausse route gis nga li nekk ci feebaru àdduna bii ci Sénégal surtout ku ko nar a wax da ngay dee y a trop de magouille moo fa nekk et puis plateau technique gu médecine bi dimbalewuñ leen benn yoon y a des très bons médecins qualifiés yu am amouru liggéey xoolal sur le plan plantation rénale bi ba ñu wootee budget bi kañ la fii na war na ma 2 ans 3 ans mais waxuñu lu ci jëm waxuñu ci lu jëm am na ñoo xamante ne boo demee si sous région yi commencé nañ greffe bu yàgg mais greffé wuñ ndax dañoo nekk ci loo xamante ne nii gis nga problème de maladie ñii nga xamante ne ñoo nekk ci kaw di autorités yi dañ koy jox ñi nga xam ne ñoo xam maladie ñoo xam feebar mais munoo tëb rek nga jël benn politicien teg ko ci biir santé bi dafay sooxe parce que xamu ko yow mun nga ñëw jël tey jii ki nga xamante ne day ëw der nga ne ko ne nii ki nga xamante ne day togg ci nga ne ko kaay ëwal ma der bi du ko def mais y a des professeurs agrégés jàng li ñu jàng nañ jël ci professeurs yi teg leen ci ay ministre
teg leen ci cabinet technique plateau bi ñoom ñu gérer ko suñ ko gérer au moins dina am ñoo xam ne dañ ci am yërmande xam nañ ne jaar nañ fii ak fii ah. est-ce que ministère de la santé am na benn démembrement bi nga xam ne pour yéen rek hémodialyse mosul am benn bés daal laa gis ci plateau mu benn nit ñu woo ko ñu ne moom moo nekk ressource xaw ma moo nekk affaire moom moo nekk intermédiaire avec les maladies moom lañ fa teg te kooku benn yoon laa ko mës a gis xaw ma woon ne am na sax amul benn démembrement amul maladie yi jóg di dem soo waxee xaacu ci télé xaacu ci rajo ba pare soo xam sax fan ngay dem pour jooytu ko soo demee ministère santé pour nga demander rendez-vous pour toog ak les directeurs dañ lay coincé suñu xamee ne yow tu es clé te li ngay wax da nga ko xam ah bu yàggee dañ lay suuxal sax dootuñu sa jëlati finalement tu en es marre quoi da ngay mujj toog sa kër di gérer sa kër lu yàlla ñëw nga xam lu yàlla def nga xam ne noonu la jël sa régime. am na ñoo xamante ne ni dañuy dee comme des mouches ñoo xam ne dañu am sutura ci maladie bi te maladie bi sutura waru ci sax war na ci waru ci comprendre nga sutura bi mooy da ngay dëkk sa dëkkandoo nga am feebar bi mu lay daw kon dëmm wala mu la koy xasee di la xuloogu yow nga wax la ko te loolu bu la ko waxee moom xamul la ko yàlla dencal parce que maladie noble la de insuffisance rénale dama ne maladie noble la parce que boo amulee xaalis régime bi toppoo ko ku nekk malade dialysé ku nekk malade dialysé noble la parce que maladie noble la c'est coûteux c'est cher et puis boo ci moytu boo ci jaay sa dignité sa ngor rek da nga daanu loolu mooy problème bi. léegi est-ce que cette association bi mënu leen wax entre yéen pour ngeen mën a nekk benn ngeen jël lii comme combat. gis nga association bi wax dëgg yàlla am ndéem si yàlla Pa Diallo mu ngi fi te ko génn àdduna kenn du ko duutal ndax dama koy fekk ji jéem na ko def mais bi mu koy def téye ay moom am na le mouvement mûr am na association EFSA dañoo di hémodialysé ABC mu ngi fi association beneen bi nu tëddi sama xel dafa fattu association beneen mu ngi fi dinaa leen wax kiyam kooku nga xamante ne moom moo le grand association bi nga xamante ne mooy def intermédiaire avec le gouvernement moo gën a maguy moo gën a truand sur le terre dañ leen di jox nañ leen fi 58 millions ñu ne dañ koy tabax tabax boobu fu ñu mujj Assure la tudd association bi dama fàtte Assure la tudd Assure nee na dañu def beneen centre te centre boobu ndeysaan buñ ko defee ba pare yow mii malade war faa dem te ñu ne yow yaa moom association da ngay fay te loolu est-ce que war na nekk yow boo amee association boo fekkee am nga ma da nga waroon jël maladie par gratuité parce que maladie gratuité moo leen arrangé déjà analyse yi cher na seen déplacement waxatuma ko da ngay gis ku jógee ko ba Géejawaay Pikine au fond fin ay Kër Massar Yëmbal Pikine pour nga ñëw car rapide yi nga koy jaayante dugg ci car rapide yi di dem di mouvement bi la car rapide di la yëngal soo excès doo mun dara boo rawatina nag boo dialysé ba pare war a dellu sa kër am na ñoo xam dañuy daanu ci car yi dañuy wëccu dégg nga loolu yëpp bala ngaa dem di tabax jëla benn car may ko ñii waa Pikine la ñii waa ki buñ dialysé par ñu taxaw ci centre ramasser leen rotation ramasser maladie yóbbu leen ku ci nekk sa buntu kër mënoo dugg sa buntu kër sax mais nga yóbbu leen ci allée boo xam ne jege na këram comme en Europe war nañ ko mën car yi ñuy maye fii ci université yi pourquoi pas mënuñ ko maye les malades teg ko ci buntu hôpitaux yi car tel heure tel ñu may leen 3 car heure bi tel heure bi dina départ kooku toog bu dialysé ba pare toog xaar bu ñëwee mu départ ànd ak moom mais duñ ko def décentralisation hôpitaux yi tamit est-ce que gënul. décentralisé dañ ko di malade dialysé fi mu nekk ni du Dakar rek yaa tout partout wax naa la ne mu ngi ci région yëpp mais région yi lañ dul toppatoo benn région rek moo ci am chance mooy région de Touba parce que foofu sëñ bi moom da ciy dugal loxoom bu baax a baax ñoom ñoo ci gën a am chance mais boo demee ay Ziguinchor boo yeggee seen salle bi non seulement salle bi fi ñu leen isolé mel ni ku nekk cimetière mel ni ku nekk salle de morgue est-ce que loolu c'est normal c'est pas normal dañ leen war a def foofu salle yooyu dañ leen war a defar salle bu normal parce que bu ñu ay infection bëgguñu dara dañ ko war a toppatoo. parce que ñoom sax dañuy toog ay semaines duñu dialysé lu tax duñ dialysé parce que dañu am problème duñ leen xool nañ gëstu région yaa ngi dee feebar bi du fii Dakar dong
problème docteur tam ah parce que am naa témoignage yi nga xam ne dañ may wax ni ñii dem ci université Assane Seck waaw ñoom ñoo leen di dialyser leen. waaw docteur yooyu ñoo fay duñ leen affecté parce que loolu laa doon wax benn bés nee naa le plateau technique yu hôpital bi lañ war a yokk plateau technique boo ko déggee y a des enfants yoo xam ay xale yoo xamante ne ñu ngi seen diplôme réussir nañ admis nañ nañ leen recruter may leen seen chance dugal leen ci centre de dialyse yi nañ leen dugal ci centre de dialyse yi ñoom jàng nañ ay dialyse ni ñuy dialyser am na opérateur yi ak kii nu tuuti am na kii technicien yi de dialyse mais nañ leen may seen chance recruter leen dugal leen ci état bi yóbbu leen ci région yi moo tax ma ne la plateau technique médecine du Sénégal moo sooxe dafa sooxe toppatoowuñ seen xale yi nga xamante ne ñoo nekk door a jóg loolu mooy problème bi. lan mooy sa dernier kaddu ak message yi nga xam ne yaa ngi koy. waaw man sama dernier kaddu message bi may lancé mooy que ne il faut que ça cesse quoi le magouille ça cesse parce que ci magouille bi dama koy commencé ci gouvernement bi commencé ko ci gouvernement bi commencé ko ci privé yi nga xamante ne des fois dañuy jox ay kit commencé ko ci encore maladie ci boppam c'est maladie ci boppam di def ay association y a des pures magouilles nañ arrêté xam nga soo jógee pour dimbali nit ki demal te yàlla tax luñ la jox ci xaalis wàccee ko ci social ci avec kii ci maladie yi ñëpp jot ci maladie yi tamit du Sénégal du Dakar rek y a les régions nañ dimbale région yi région yi sonn nañ man nag di encore tamit di sant yàlla di gërëm parce que il faut fekk nag ñi nga xamante ne ñu ngi def lu bon am na ñoo xam ne ñu ngi def lu baax set benn atu moom mooy sama problème gouvernement bi wax dëgg yàlla biñ côté mu ngi jéem le mieux parce que fexe na ba ubbi centre de dialyse dans les régions yëpp loolu mënuñ ko woon bu njëkk loolu atu la mais suivi bi moo am problème soo ubbee ba pare da nga war a am suivi beneen bi tamit gouvernement bi ñu ngi leen di ñaax di leen ñaan ndimbal bi ñu leen di ñaan ñoo ko moom ñun ñoo leen fi teg ñaanuñ leen pour ngeen pour affaire intermédiaire di saraxul comme des mendiants suñu droit lañ leen di laaj jox leen ñu suñu droit bi mooy droit de santé faju comprendre nga kenn mënul dajale lépp mais maximum le minimum ngeen def ko mënoo ubbi centre de dialyse teg fa machine pare nga ci doo xool suivi bi des fois médicaments yi day manqué le neurochromone ça manque les kits de ay kii yi nu mu tudd des fois cathéter yi ñuy jox malade yi dafay manqué cathéter bu manqué da ngay dem jënd ko ci privé bi ay 28 000 des fois nga jënd yeneen cathéter yi 150 000. loolu pour semaine kese. non 150 000 bi da nga ciy dialyser tuuti soo ci dialyser tuuti ba ay 1 mois 2 mois yooyu bu yàqoo boo moytuwul boo ko mënut a toppatoo da ngay infecté soo infecté da ngay dee et puis en plus cathé bi beneen bi ma lay wax noonu cathéter boobu moom pour ay quelques jours la rek mois bu ko weesoo boo ko dindiwul dana la defal infection boo xamante boo moytuwul foofu ngay jaaree dee fistule yi rang ba ca nekk Dantec non c'est du n'importe quoi. Dantec benn société benn hôpital dong mooy defar fistule kese man ci li ma gis rang la te fistule bi boo ko amee nga dialyser ci moo gën a baax parce que dafay set wecc te loolu da ngay toog rang ba bëgg a dee imaginer benn structure santé muy Dantec ñoom ñëpp ci région yi ci la ñuy basé wu ku war a am fistule région Ziguinchor da ngay ñëw fanaan si fi toog fii da ngay toog fii. ba pare jéem a lijjanti nuñ lay dialyser ba pare ki ngay fekk si sa kër soit ki ngay fekk si mu bon wala mu soxor wala mu lay génnee des fois ne la yow nekk bi nga fi nekk neexuma nga génne la temps bi ngay am fistule laa la wax de et puis yaa ngi ñafante pour hôpital yi jël la pour nga dialyser temps bi ngay am fistule mais li ñu war a wax dafa bëri moo gën dañ lay invité ci télé rajo ngay raay doo wax l'essentiel il faut dire l'essentiel mu jeex mais doo ngeen wax l'essentiel bi da ngeen toog di raay balaa 1 2 3 ngeen pàcc li bët jooy sottalu ko il faut être rigoureux et brave pour affronter cette maladie wax ce qui est clé ce qui n'est pas clé tu laisses tomber nit ñi mën laa déglu c'est ça le problème voilà loolu mooy problème bi comprendre nga
vraiment tamit bal du ma mën a continuer te gërëmuma leen waa SeneNews di leen gërëm di leen sant et puis di gërëm tamit suñu médecins yi y a des professeurs yoo xamante ne macha allah professeurs yoo xamante ne boo leen jëbalee sax ñoom dañuy foog ne ñoo am maladie bi sax dañ lay déglu comme les professeurs Moustapha Cissé de Thiès. C'est un professeur boo xamante ne qui est tellement social, il sait écouter les malades. J'ai fait avec lui 8 ans de service su may toog di ko wax sax dafay mel ni leneen la mais daf ñu ko won. Moustapha Cissé c'est un professeur bu ñu affecté à Thiès mais il était à Dantec il y a ñoom Maria Faye ñoom Fayka les choses comme ça ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi ci mais sant yàlla ba mu bëri daal sant yàlla ba mu bëri et puis ensuite du ñu mën a dem te remercier wuñu suñu professeur Diouf Boucar Diouf li tax ma koy remercier nag du dara parce que moom moo njëkk a porte fléau bi moom la yàlla dogal maladie bi mu njëkk cee nekk le professeur de néphrologue kon mënuñu dem ba pare te duñ ko remercier di remercier opérateur technique yi nekk ci hémodialyse yi wax dëgg yàlla sonn nañu infirmier yi dañuy daw ba dee léegi la nga gis benn maladie bu wëcc ci kaw infirmier mu daw fóot yéreem vraiment c'est la famille et puis en plus ñu ñaanaat gouvernement bi ñu wàccee seen xol buñ topp àdduna di sërëx gouvernement lenn rek moo ko lal santé vivre habitation boo ko gañee politique boobu boo ko gañee tu gagne tout gañe woo ko gars yi teg la fi li ma wax mooy santé vivre habitation les routes route yi dafay soxla tey boo defaree route ambulance bi war a jógee ko ba Fongolimbi su route bi baaxee mën na sauver bakkan bi parce que nombre de kilomètres bi muy daw fekk ñu ngi teg benn malade temps bi muy egsi su yoon bi banee mën na dee ci yoon bi ki nga xamante ne dafa nekk ci mat jógee ba Fongolimbi war a yegg si ñu war la césarienne soo amul route bu baax tu es foutu les moyens de transport génne leen ambulance yi mayee ko gars yi ñuy nekk ci àll bi les Îles de Saloum ñu ngi xam nga voilà ñuy gooy saa su ne vraiment loolu daal laa amoon pour tëj ak clôture